ku ne xam ne ni bërëb bi boo ko tuddee rek wala boo fi nekkee di nga xam ni lu ëpp lu fi am jëm na ci wàllu njënd mi ak njaay mi. Assane defe naa baax na itam nga ginduñu ci ay mbir yoo xam ne ni mën na méngoo ak diine mais en même temps jamonoog ni muy doxee. jërëjëf Pape Cheikh comme ni nga ko waxee bërëb bi bërëbu jënd la bërëbu njaay la bërëbu exposé la waaye itam bërëbu échange la mu nekk loo xamante ni mënul ñàkk ci àdduna ndax àdduna boo xoolee ni muy doxee lépp jënd la ak njaay ak si lu mu mën a doon xataa Oustaz Assane mi toog sax day am lu muy jaay am ku koy jënd donc loolu moom la yàlla dogal àdduna bi di doxee noonu bu ñu waxee commerce nag ñu bari dañuy defee ne dafa nekk loo xamante ni mbiri àdduna rek la wala boog ñi si ëpp ba ñu bari dañuy jàpp ne sax xëy na diine àddu si wala amu si son mot à dire wala waxu si lenn te dafa nekk loo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala ba mu koy wax mën nañ wax ne tey jii nii comme ni ñu xamee foire tey xamee ñu ko woon mais foire amoon na ndax boo demee Makka Kaaba ga waxoon naa la ko si QG quartier général bërëb la boo xamante ni bërëb bu foire la woon dañ fa doon jaay di fa jënd ñoo xam ne dañ doon lal seen marchandise sax comme ni wéeru si Kaaba gi di jaay jaay di ñëw di waxaale ñuy jaay ñuy jënd mais bu jaamu yàlla jotee ñu bàyyi ko fa dem jaamu ji yàlla bu ñu ñëwee continuer li nga xamante moom moo di seen commerce mu nekk métier moo xamante ni dafa barkeel nekk métier moo xamante ni dafa noble itam ndax ngeen jëmin def Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko ñëpp xamee li mu njëkk def si métier gannaaw sàmm mooy commerce ndax si commerce boobu sax si la xamante ne Sayyidatuna Khadija radiyallahu anha ba sëy dox seen diggante kon nga gis ne commerce bi jural na ko si àddunaam njaboot waaye itam jural na ko li nga xam moo di koom mu nekk métier moo xamante ni métium daan doole la woon te dara taxul woon mu koy def lu dul bëgg daan dooleem dundee itam li nga xam ne moom di ñaqam comme ñi nga xam ne ñoo nekk si foire bi tey di ko def boo demee si alquran rek wax naa la ko sànq ne la am na benn saar bu gàtt boo xamante ni mu gàttee am na ñu bëri dañ koy interpréter rek si li nga xamante ni moom moo fës mais li si làqu dëgg mooy commerce ak ni mu noble saar boobu mooy suuratu Quraysh ñu gën ko xam si li ilaafi Qurayshin waaw li ilaafi Qurayshin day tax nga jarle waaw am na ñu koy utiliser pour njarte li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt alladi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawf ndax arab yi dañ doon def bu jamonoy sedd jotee comme jamono bi ñu nekk ci àdduna bi wala dëkk yi ëpp ci àdduna bu jotee ñoom dañ daan def ay foire di dem fi nga xamante ni tey moom mooy Yemen moom mooy fa lañ daan dem di def seen commerce ndax commerce bi ñu doon def ci sedd bi foofu la doon gën a jare lañ doon jaay foofu la doon gën a jare ci jamonoy sedd bu jamonoy tàngoor dañ ñëw li nga naan toog ñi nekk Europe wala bitim réew léeg-léeg nga déggal naan diw dafa été ji ñoom dañ daan été ji bu ñu daan été ji nag ñu ngi daan dem fi nga moo di Cham tey ñu gën ko xam di Syrie foofu lañ daan dem di été ji Syrie mooy Cham tey jii nii foofu lañ doon dem ñoom di été ji maanaam di fa daan seen doole pour wax la nag commerce ak été yàgg na ci àdduna kon été ji ngay dégg Italie wala Espagne ba France yàgg na ci àdduna gars yi yàgg nañ été ji tey nag xëy na ci la information gën a tasaaroo nit ñi gën ko xam mais boo demee ci biir yàlla dafa am lu mu ci dëxañ fal ya'budu rabba hadal bayt di wax ne Kaaba gi ma la wax ne fa lañ doon daay nekk di fa commerce yàlla nee na du tee loo commerce da nga xam ne commerce bi d'abord jaamu yàlla la ndax liggéey la te liggéey bu nekk jaamu yàlla la rawatina liggéey bi nga xam ne moom moo di commerce yàlla mu ne ndax booy def commerce dafa am ñaar yoo xamante ni daf ci laxasu ñu ne ko ban ak ban la mu ne alladi at'amahum min ju'in maanaam commerce day tax nit ki am indépendance financière maanaam bañ a wéeru ci kenn bañ a tàllal loxo bañ a ñaan bañ a yalwaan bañ a dugg ci loo xamante ni naka su dul noonu la ñu naan mu ngi digg ak mu ngi gendarmerie mu ngi police ak mu ngi gendarmerie foire ainsi de suite yàlla mu ne déjà loolu da lay sécuriser parce que yaa ngi liggéey ba pare beneen bi mooy bu ne dama ci dugal barke ñeel ki nga xamante ni day jënd waaye itam surtout ak ki nga xamante ni day jaay bu fekkente ne teg nga ko ci yoon ndax am na ñoo xamante ni ci ñiñ ko sañ a wax nañ ma jéggal seen jaay toujours dafa am luñ ciy rax maanaam dañu am ñoo xam ne dañu def ay spéculation des prix maanaam ñu ne ceeb dafa manqué nga jënd ceeb boo xam ne yaa ngi ko jënd woon kilo 100 francs bëgg ko jaayee kilo 200 wala kilo 300 parce que ceeb dafa manqué profito si loolu rek loolu baaxul yow sa bopp ngay njëkk a gaañ balaa ngay gaañ ki nga xamante ne moom moo di mooy kii di jënd client bi lu tax sa bopp ngay njëkk a gaañ parce que yaa ngi def ci sa commerce ci sa capital di ci dugal loo xamante ni lawul la moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne ñi nga xam ne dañuy jël seen jaay di ci dugal loo xamante ni lawul yàlla nee na dama koy taal ba mu jeex tak yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ñi wax naan bénéfice bu ëpp
leewul nag. waaw foofu laa jëm xam nga même bénéfice dañ ko régulariser tey jii par exemple am na loo xamante ni bu ñuy xool ci commerce en général toujours prix yi dañ koy fixer pour wax la ne yow li ngay jënd lii ngay jaayee xam nga par exemple lu mel ni kilo ceeb dañ ko fixer lu mel ni gaz dañ ko fixer lu mel ni leneen ak leneen dañ ko fixer pour nit ñi bañ a gaañu mais non seulement bu dul loolu sax l'islam moom moo ko njëkk ko fixer ne la par exemple del defee nii del jaayee nii yow mii itam nga xamante ni kuy jënd nga nekk koo xamante ni itam ku yeewu xel nga ngir ñu bañ la nax léeg-léeg tey jii nii yu bëri problème yi ngay dégg ay teg nañ ko dil ay nangam ay xeeti njaay yoo xam ne l'islam daf ko tere par exemple ne man de dama bëgg benn publicité wuñu benn portable du ma tudd turu marque waaw dama bëgg portable temps nga ne ma man de mën naa la ko réglal si nangam ak nangam xeeti njaay yooyu l'islam daf ko tere wala jënd jaan si pax comme niñ koy waxee jënd jaan si pax am na ñu koy def am dañu naan dama réglal ma nangam boo ñëwee nangam déedéet njaay mi dafa war a nekk loo xamante ni lu régulariser boo loree commerçant bi lekk xaalisam wala client yow yaa ngi jaay lor sa bopp tey jii dama yàlla jéggal da ngay dégg naa marché nangam tàkk na marché nangam tàkk na marché nangam tàkk na xëy na am na ñoo xamante ni ñi ngi fa def di def naka sudul noonu di jaayee prix yoo xamante ni jaaduwul di lor client yi di ko def si biir seen capital yàlla di ko taal te yàlla dafa waxoon na bu ngeen gisee. et puis lu lewut sax war ta jaxasoo ak lu lew. ak lu lew parce que day yàq sax lu lew. mu ngi mel ni nga jël benn toxu dara rek toxal ko si kaasu soow. wala si paanu soow daf koy yàq. ndax dafa nekk loo xamante ni nit ñi dañuy tàmm ne ñoom gain bi rek la ñuy gis liñ siy am mais la mu leen di loral xëy na duñ si bàyyi xel. te yàlla nee na bu ngeen gisee kuy def noonu na ngeen ko araftu ne ko ni ngay defee du nii ak nii la sinon bu ngeen ko deful bu marché bay tàkk du bàyyi marchandise kenn. day taal ba som taalaale seen bos. ndax da ngeen di gis muy def loo xamante ni naka sudul noonu la ngeen toog di ko seetaan beneen bi yàlla nee na bu ngeen tegee commerce bi si yoon wa amanahum min xawfin boobu xam nga mooy leen yàlla nee na ma sécuriser leen sécuriser seen commerce ba du fayit boo ko tegee si yoon yàlla nee na maay asaka am solo xale yi dañuy ibbi ay entreprise yu ndaw di ñawal nit ñi di joxe te duñ ci jox seen mag yi falaa jamoon léegi nii rek laay am benn xale bu ibbi entreprise bu dox sax junni laa ko laaj ama non doxagul yooyu yëpp ay riba la waaw xam nga ay riba la waaw comme doxagul bàyyil ba mu dox rek ñu xool mais souvent boo gisee sécuriser bi may wax maanaam par exemple yàlla bu ne la dama lay sécuriser maanaam nee na la alal ji nga yor yow bénéfice bi ngay am na loo xamante ni yow waruloo ko lekk moomuloo ko dafa war a te jóge si yow dem si diwu ak diwu parce que ñooñu xel mi nga am wala kattan gi wala capacité bi nga am ba mën a créer sa entreprise ñoom amuñ ko te yàlla teg na leen loo xamante ni xëy na mënuñ ko ñooñu yàlla nee na bénéfice bi ngay am te ma wërsëgalal ko jël ko nga jox leen si mais da comme niñ koy waxee da ngay gis koo xam ne day jël pepp jël pépét jël lépp gars yi duñu am dara de ce fait fi muy mujjee moom day commerçant bu mag la woon te del xool li ma lay wax bàyyi leen souvent fi ñu koy déggee yëpp mooy commerçant bu mag la woon foo ko dégg rek waxuma noonu la à 100% mais la plupart du temps c'est parce que dugal nañ ci seen commerce loo xamante ni daganul l'islam bëgg ko te itam nekk na loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la mu ne wa amanahum min xawfin sécuriser sa njaay waaye itam sécuriser économie bi parce que njaay mi su ko yàlla sécuriser liggéey bi sécuriser rek économie réew mi mën a sécuriser mais bu fekkente ne dara daganu si dara lewu si wala la sa ëpp daganul wala lewul yàlla daf lay seetaan te ku yàlla seetaan nga fayit yàlla nañu si yàlla musal moo tax suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moom faxan na ba commerce am maanaam bu ma nee commerce am maanaam lii mu waxante woon ak boromam doon si dimbali doomu aadama yi mu def si li nga xamante ni tey lu mucc ayib la moo taxoon mu ne waqaaniyal baaqi bihi subura tijarati ladayhi lan tabura macha allah moom mu nekk loo xamante ni lu am solo la loolu itam am na ñu koy utiliser ngir njarte yàlla nag waxoon na ne ñi nga xam ne dañu gëm yàlla di appliquer téere bi li mu leen wax ñu di ko def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na seen commerce du ma sa fayit te appliquer téere bi mooy fexeel ba bul nax client bi bu ko dóor bu ko teg dil bul lekk alalam bul jaar si kawam comme ni ko jeunes yi di waxee moo tax boo nekkee ci commerce parce que jamono dafa dox ñuy wax ni tubaab moo réglementé et tout ça y a des normes suñu borom a njëkk a réglé règlement wu naka la ñuy jëndee ak naka la ñuy jaayee donc c'est toujours bien dem di waxtaan ak borom xam-xam moom laa lay wax ni pour mu wan la yoon bi écoute bénéfice nii lay demee nii ak nii la ñu war a jaayee boo ci bañee am bàkkaar waaw boo ci bañee am bàkkaar ànd ak bàkkaar baaxul tey ji par exemple big bi bu dul original xaalis dina bëri mais day mel ni ngelaw waaw ma ñëw ne la man original laa bëgg Pape Cheikh nga waat ne ma lii barke alxuraan original la ñu njaay jaral loolu nangam sàngam ba jox ma dem yow yàlla la nga sa am noonu du barkeel te yàlla da koy taal baaxul te dañ ne bari le barkeel le moo ko gën gis koo xam ne day yor benn ñetti tàngalam lay
jaay par bés nekk si ay at nga naan kii lu muy dunde fekk dafa barkelle nga gis koo xam ne day yor lu dul jiyee yor ko juróomi at ñetti at mu xëy ne fourage ñu ne tàkk na wala dafa fayit wala dafa nangam fekk daf si dugal loo xamante ni lewul moo tax yàlla bu ne wa ahallallahu al-bay'a fa harrama riba rek nañ si bàyyi xel jënd ak njaay dafa dagan mais riba ba mooy nga teg si loo xamante ni dafay lor client bi te yow lay gën a lor parce que client bi li ñu ko def mooy xaalisam ngay jël lekk ko mais yow nag sa capital sa économie si lay jaaree ne fourage daal di xëddeen te doo xamante foo koy waxee Baye Cheikh. Très intéressant en tout cas ñu ngi lay ci gërëm bu baax donc dee leen profito di waxtaan ak borom xam-xam yi ça peut toujours servir kenn xamul waaye am na ay borom xam-xam yu fi ne li ma sama xarit bi ne léegi saluant le jeune oustaz là il est très swag ak costume am donc voilà c'est un très beau message que je viens de recevoir pour oustaz Assane merci Pape Doudou pour café gi yéex naa ñëw sax waaye yàlla baax na amul benn problème donc Assane ñu fàttaliwaat mbokk yi nii ci wàllu njënd ak jaay suñu borom yim ci digle bëri na surtout ci wàllu diine ji donc dem leen ma fàttaliwaat leen ko et j'insiste ngeen di waxtaan ak borom xam-xam yi parce que ça peut toujours vous servir n'est-ce pas. juste pour li nanaa wax sànq rek muy wàllu bénéfice bi parce que si forme bi rek laa ñëw dugguma woon si forme mais juste maanaam bénéfice dafa am loo xamante ni l'islam daf la ko teg waru ko ëpp bul ne par exemple nit ki soxlaa na rek dama ko comme ni ko gars yi waxee dama koy rendi wala rey naa waa ji est-ce que comprendre nga dafa nekk loo waaw gars yi dañ koy def waaw mas na ma dal ma dem di jënd téléphone li ma xamal ne téléphone bi foo la benn waay bu téyewul làmmiñam rek ne si gannaaw waa ji jaay ma pare ma ay copain dal nga si dee ma ne oh dal nga si dee boobu man jënd naa téléphone waaw ba ñëw sama kër dafa reew sax dafa la kookali après ma delluwaat ma ne ko saay mu ne ma ne ko sama téléphone sama xaalis nga jël sa téléphone mu ne ma non bii ma ne ko sawaay bii dëkk sàngam la jógee jox ma sama xaalis mu ne ma non am na ordre ma ne ko jënduma si yow jox ma damay dem central lañ mujj mu delloo ma sama xaalis maanaam pour wax la ne toujours am na ñoo xam ne toujours dañuy fexe di nax nit ñi arnaque la tudd arnaque lañ ko tuddee arnaque la tudd léegi nag arnaque baaxul moo tax ñu ne la bénéfice bi toujours même booy wut bénéfice na nekk loo xamante ni lu yanu maanaa la xam nga lu tax parce que yow mii di jaay bëgguloo boo nekkee client parce que li ngay jaay da nga koy jënd boo ko sàccul laal bu dee da nga dem jëndi ko bëgguloo yow ku lay teg dil kon yow na nga fexe ba bul teg dil ñi nga xam ne ñoo di client yi te itam daf lay yokkal ay client parce que bu la Pape Cheikh jaayee lu baax Mamadou Ndiaye ne ma Pape Cheikh moo ma ko jaay ma ñëw jënd nga laaj ma bu yàggee moo am ay client mais boo jaayee lu bon bu ëllëgee di nga gis bëgg a gis client doo gis kenn comme ni nga ko waxee kon nañ ko réglementé teg ko si yoon ñu xam ne commerce daal lu noble la luñ mën a amee bénéfice la waaye itam luñ mën a dundee la te kenn du lor kenn. parce que yenn saa yi nga arnaqué sax yoon du la teg loxo kenn du la teg dara du la ci fekk mais ndeke suñu borom ma ngi lay xaar. ma dolli te booboo gën a garaaw sax. lu waay arnaque buñ la jàpp. parce que xam nga benn affaire mooy que ne lépp loo xamante ni doomu aadama bi jël na ko lekk ko te moomu ko balaa muy génn àdduna dana génn si yaram parce que suuf si doo si dugaalee loo xamante ni judduwaale woo ko maanaam lu lewul lu nekk si yow lool dundee rek balaa ngay génn àdduna dina génn si yow ak façon ba muy génnee rek kon am na loo xamante ni toujours nit ñi nañ siy bàyyi xel bu ñu xool liñ siy am rek wala ragal police comme niñ ko waxee wala yoon mais am na beneen loi boo xamante ni moo gën a diis te mooy la loi divine te wax dëgg yàlla ba mu waxee ak ñun la noppi ak ñun defee ko nii ak nii ak nii ak nii imagine leen sallallahu alayhi wasallam commerce la doon def ba tey lu ko si fekk am ba daje ak multimilliardaire kooku gis ko bëggal ko boppam bu mu jural ko njabootam ba tey jii nii chérif yi fi nekk yëpp ñoo ñu nekk seen ay maam xoolal commerce kon li mu mën a jur si ay njëriñ te loolu moom mooy bu àdduna bi de bu àllaaxira bu rek waxaalew ñu ko ak ñi ngay dimbali léeg-léeg ngay jaay dara nit ñëw nga koy jaayee 100 francs mu yor fukk ak juróom jox ko nga jaay ko te yàlla tax bu fekkente du la wàññi dara donc solidarité bi aussi daf si war a am surtout si moment yi nga xamante ni moom la ñu nekk yaa ngi koy jooy sànq nit ñi fu ñu nekk si foire bi kenn xamul ñëwaguñ ñii nee nañ dëkk bi moo metti ñii nee nañ dafa nàngam njàmbat bi aussi nañ ko wàññi ndax boo jàmbatee rek waaw effectivement nit ñi sénégalais yi dañ mën a jàmbat gis nga Pape dama gis dafa koo xam ne dafa toog di jooy xam nga lu mu doon jooy amul ay dàll bii que nit rombee di raam amul ay tànk dafa noppi. dëgg la wallaay dëgg la waaw parce que koo gis rek am na koo xamante ni yaa ko tane kon dee leen nañuy xool si ñi nga xamante ni ñun ñoo leen tane te bañ a xool ñi nga xam ñoom ñoo ñu féete ko bu ñu ko defee rek jàmm na ñooy wàññi jàmbat bi jàmbat day mettil dëkk day tax yàlla met nga xëy xiifoo maroo rafle woo feebaroo dara dalu yàlla jox la say cër dara manqué wul demoo dialyse demoo defi opération demoo def la ne nga teg sa tànk rek loolu rek day wax na jar na wax alhamdulilah waaye xëy ndekki ba suur géex naan réew mi dafa metti teg la say tànk yor sa télécommande nañ bàyyi jàmbat bi
yàlla baax na. yàlla baax na yàlla waxul kenn dara ñu ngi lay gërëm en tout cas c'est une belle parenthèse boo ibbi ci diine jeeg jënd bi ak jaay bi li ko sooke nag mooy fii ñu nekk tey di foire bu Dakar 9h26 mooy doog a jot.